waa jërëjëf tey nag ñu ngi fii ci Dakar di tàmbali génn yi nga xam ne ñu ngi koy génn dem sur le terrain di saytu ak di xool li nga xam ne tàmbali nañ ko fa ci liggéey bi waajal nawet bi. boo leen di seetlu ci suñu doxalin mooy méthode 2024 bi ñu yegsee dañu wax ni mbir yi sore woon na dañuy def constatation maanaam jàngat yi xool li nga xam ne jafe-jafe la xool li nga xam ne lii moom la ñu war a indi ay saafara commencé ko liggéey ba xam lépp lu mu doon moo taxoon ñu déglu nit ñi. bi mu amee jafe-jafe ñu ànd ci ak ñoom waaye ne woon nañ leen 2025 mooy at mi nga xam ne ci la ñuy préparer nag projet yi mobiliser financement yi yii ci budget bi yii ci ñu jëlee ko ak suñuy partenaires pour tàmbali liggéey bi nga xam ne bi moom la ñu fas yéene def ci wàllu xeex inondation ak communauté bi ànd ci ak ñëpp. 2026 nag lii ma gis tey bi ma génnee tàmbale ko fii ci Dakar visiter Kër Massar nord ak sud dem ci unité 3 dem ci bassin Amina dem booru Firdawsi ak yeneeni gox yi nga xam ne dem naa fa fépp fu ma dem gis naa ni la ma fa bàyyi woon daaw ak bi ma fa mujjee visiter jafe-jafe ya fa nekkoon daanaka xar kanam yëpp soppeeku na. fu mel ni Amina ba ma fa demee daaw ak li ma gis ren photo yi rek boo ko gisee nga xam ni def nañ fa liggéey bu am solo liggéey bu rëy a rëy loolu ngay gis aussi ci unité 3 loolu ngay gis feneen. kon dañuy sant yàlla bi nga xamee ni li ñu diggee woon président de la république dig ko askan wi ni leen à partir de fin 2025 dugg 2026 liggéey bu am solo. yéene bi ñu amoon te tàmbali ko ci ay projet di ngeen gis résultat kon ñun fii ci préparation inondation ay résultat ngi commencé di génn bu wér communauté bi di si mën a teg seen bët loolu ñu def ci biir Kër Massar muy ay liggéey yoo xam ni yi daanaka yi ci ëpp jeex na yi ci des fii ak ñaari weer balaa mois de juillet liggéey yooyu dana jeex loolu itam laa constaté ci yeneen barab yoo xam ne jóge na dem naa fa ba mu jógee Kër Massar fii nga xam ne nii mooy Thiaroye-sur-Mer cimetière bi daaw gis ngeen ni ci biir nawet bi amoon na fa inondation bu méttee métti boo xam ne cimetière bi ci boppam ndox mi fees na ci dell ba monsieur le président de la république sol ay bot ñëw ànd ak ñun ànd ak waa gox bi ñu dugg xuus mu jël fa ay matuwaay jël promettre leen jël engagement ni leen lii kat dinaa def ba dootul am ci biir gox bi mu wax ñu ni nañu ŋàcc ndox ma keroog fanaanu fa yokk nañu moto pompe yi jëlee ko fa loolu mooy urgence soulager ak xeetali askan wi. waaye président ne ñu nañu fa def yoo xam ne ay jéego la ba loolu dootul am bi mu demee ren ñu tàmbali fa liggéey boo xam ni canal bu mag lañ fa def canal ba fi mu ne nii ñoo ngi koy tëj fii ak weer wi ñu nekk di jeex ñu dugg weer wi ci topp booba dina jeex takk jóge ci cimetière u Thiaroye-sur-Mer bi yóbbu ndox mi ba ca géej ga mu nekk 400 mètres boo xam ni président moo ko promettre woon ñu soññ ñu ci premier ministre saa su nekk mu topp ñu ci liggéeyu inondation yi di saytu fu ñu ci toll tey bu ma demee dinaa am mbégte rendre leen compte ni leen foofu ca Kër Massar ak Thiaroye ak fii ñu nekk ci Zac Mbao liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko fi te ñu promettre ko ay résultats yu am solo am na fi fii nag ñu ngi koy jeexale fii ci Zac Mbao canal bii nga xam ni boo boolee guddaayam yëpp romb na 1 kilomètre ak lu topp muy bu am solo ñu dëkk ci gox bi yëkkati nañu kàddu wax ni li ñu doon dund ci ay jafe-jafe lii ñu gis dal na seen xel ci liggéey bi ci gaawaay bi waaye ci mucc ayib bi nga xam ne liggéey bi am na ko qualité te loolu wax naa leen ni tàmbali la bëgg nañu fii ci biir Zac Mbao yëpp ci gox bi fépp foo xam ne amoon na ay canal yu mel nii te tëjuñu ko woon wala yoo xam ni kenn defaragu ko woon incha allah lii buñ ko yeggalee ren ba mu xeetaluñu ci nawet bi bu soobee yàlla déwoon ñu mën a tàmbaliwaat yeneen jàppe ko noonu balaa moo yàgg bu soobee yàlla lépp luy problème d'inondation dinañ ko régler dégg naa is itam seen doléance fii ak feneen ci wàllu eau usée eau ndoxu assainissement mi ñu bëgg mu génn loolu itam dinaa ci jox ndigal ONAS ak structure yëpp yoo xam ne ñu ngi intervenir pour ñu def ci ay matuwaay def ci ay projet incha allah aussi ñu xool nu ñu koy defee
ci nu mu gën a gaawee pour soulager askan wi jàppale leen ci. ñu sant yàlla ndaxte liggéey bi ma gis bu am qualité la lu rassuré la fépp fu ma dem nag déglu naa askan wi dégg naa li ñu wax seen xel dal na te dinañu continuer di ñu gunge pour ñu gën a am résultat. xanaa rek may féliciter nag ak encourager ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi ndax ñun dañu leen di jox ay ndigal organiser leen wax leen ni lii la ñu bëgg a liggéey bàyyi leen ñoom ñu dem sur le terrain. Directeur de la prévention des inondations ak directeur de ONAS ak ADM ak AGEROUTE APIX ak sapeur pompier génie militaire ak bépp kuréel boo xam ni yaa ngi ci comité national de gestion des inondations te bare nañu te ñu ngi def ñoom ñëpp liggéey bu mucc ayib maa ngi leen di encourager bu baax a baax ni leen rafetlu naa résultat yi nga xam ne am nañu ko maa ngi leen di ñaax ñu gën a yokk taxawaay bi ak jéego yi pour que balaa nawet ba jot fépp fu desoon loo xam ne tuuti la ñu mën ko yeggali ba ñu mën a jox askan wi lii nga xam ne mooy résultat yi. fu ma dem itam gouverneurs yi ak préfet yi ak sous préfet ñoom ñëpp a ngi def seen liggéey ci coordination parce que dama ni bu ñuy liggéey na ñëpp ànd bokk liggéey bi ñoom ñooy fexe ba ñëpp ñëw taxaw ku ne nga def sa responsabilité ak sa rôle pour ñu mën a am résultat. collectivité locale yi fépp fu may dem itam maire yi département yi maa ngi wax samay équipe na ñuy ubbeeku di waxtaan ak ñoom di leen informer avant ñuy liggéey bu ñuy liggéey ñu ànd ci ak ñoom ñu mën a évaluer ensemble pour que bu amee lu ñuy soppi ñoom ña fa dëkk ñu mën ñooy wax seen xalaat maa ngi rafetlu ñoom itam seen liggéey ñii di maire Mbao fii ma mujjee ak ña nga xam ne visité naa leen depuis ce matin maa ngi jaarale nuyoo bi seen tur jox ko tous les maires du Sénégal ak di leen remercier di leen gërëm et di leen ñaax encourager leen pour ñu continuer bokk liggéey bi pour des résultats. enfin nag suñu mbokk yi askan wi communauté bi ñi nga xam ne organisé wu nañu en association ñi ñu wax les acteurs communautaires association yi collectif yi bàjjenu gox yi ak ñëpp ñoo xam ni bu inondation amee nit ñi soxla nekk si jafe-jafe ñoom ñooy njëkk a génn jël pompe yi jël râteau yi jël pelle yi dimbali leen ñooñu maa ngi leen di yokk tàllal loxo di leen wax ni man seen ndaw laa lu ngeen soxla ñëw leen wax ma ko ñu ànd wut ko ànd dem sur le terrain pour dimbali askanu Sénégal ba nga xam ni nawet buy am du ñu ni inondation dootul am parce que fépp lay am ci àddina waaye dinañu préparer askan wi ba nga xam ni dina leen noppal du metti yenn metti yi wala fu ñu ko mën a éviter ba du fa am foofu itam ñu mën koo éviter su ko defee ñu mën a préparer nawet bi nag météo nee nañu dina mel ni bu daaw bi ci taw yi taw maanaam dina bari dina am li ñuy wax phénomène extrême ñu ngi koy xaar mën naa am mu yéex a commencé tuuti waaye dafa dépendre ci zone yi waaye ñun dañu ni ak lu météo mën a wax nañu jàpp ni nawet la ñu jëm ndox mi dina bari dina am ay phénomène extrême donc ñun nañu matal suñu waajtaay nañu prêt pour que buy ñëw rek ñu xam ni ñun pare nañu kon bu ma jógee région bi di Dakar ma daaneel foofu danaa dem incha allah jeudi ak vendredi bu soobee yàlla région de Diourbel ak Touba am na liggéey yu am solo yu ñu fay def yoo xam ne bu ñu yàlla dimbalee ba mu jeex dinañu régler problème mu ndox yi nga xam ne doon na sonal dëkk bu sell bi ak foofu di ville de Touba Mbacké bu ma jógee foofu dinaa dem Kaolack aussi am na ay ouvrage yu am yu mel nii yu ñu fa liggéey diggante daaw ak ren dinaa ko réceptionné bu ñu paree foofu itam jël ci ak su Tivaouane dem ba Saint-Louis jaare noonu dinañu dem Vallée après vers le sud ak Thiès ak feneen bàyyiwuñu benn gox boo xam ni avant nawet bi incha allah danañ fa dem saytu ko ànd ak équipe yi mobiliser wu organiser wu préparer wu nag génnee dispositif équipement yëpp teg ko sur place vérifier ndax énergie bi nga xam ne mooy dawal pompe yi baax na vérifier ndax gravitaire buy yóbbu ndox mi ci canal yi baax na vérifier ndax canal yi ak bassin yi ñu defar am na sécurité ba nga xam ne bii bu taw ñëwee rek incha allah dana fekk ñun pare nañu li ci des rek ñu ñaan yàlla mu may ñun nawet bu am barke nawet bu bëri ndox parce que nag dëkku taw béykat la il faut que nawet bi baax waaye nawet boobu yàlla bu mu lor kenn. di rafetlu it seen déplacement pour ñëw fii surtout l' aspect assainissement nga xam ne mooy problème majeur de la ZAC de Mbao man mii di wax ak yow defe naa ne ci ñi fi jëkk a sanc en 2006 ci laa bokk kon je suis mieux placé pour wax nit ñi assainissement bi ñu am fii ci jafe-jafe ba taxoon na sax ñu créé fi benn kuréel association habitants yëpp ku ci nekk di verser 50 000 francs pour ñu mën a am assainissement. Ce compte-là est ouvert au Crédit Mutuel depuis cette date-là où je suis le trésorier général. À l'heure actuelle bi may wax ak yéen nous sommes autour de 13 millions yoo xam ne dañ ko dajale pour que bu assainissement jógee ñu ne voilà population yi seen participation mu ngi nii. D'accord léegi nag nguur gi ñëw na jàppale leen ci loolu nan nga gisee infrastructure yi nga xam ne moom lañ fi def. non di ko saluer di ko rafetlu di ñaan yàlla it ñu yeggali ko alhamdulilahi rabbil alamin parce que nag waxuma jot na waaye weesu na sax jot di gërëm nag kii nga xam ne mooy autorité bi
ñëw ci naaj bu tàng bi partagé ko ak ñun pour xam ne problème majeur numéro 1 de la ZAC de Mbao mooy assainissement ku ñu ci jàppali dimbale ñu rek amuñu sa pay yàlla rek moo lay fay. kon ren nawet bi seen xel dal na. ñu ngi ci waaw suñu xel dal na bu baax ndax canalisation bi mooy principal bi ndox yi am fii yëpp lu tax inondation amu fi grâce au canal. te canal bi comme ñu ngi koy defar vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax. D'accord, comment vous appréciez un peu ces ouvrages-là qui sont mis à... Mais je salue l'initiative et je dis merci beaucoup aux promoteurs et à l'État qui s'y est mis à temps. Parce que c'était un besoin vital pour les populations de la ZAC de Mbao. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes organisés déjà en comité de gestion des égouts depuis 2006. Un compte est ouvert au Crédit Mutuel où tous les propriétaires de maisons, ou alors une bonne partie, avaient commencé à faire des cotisations de 50 000 francs chaque maison, qui est là-bas inscrit depuis cette date-là. On tourne à l'heure actuelle à 73 millions et je vous parle parce que je suis le trésorier général.